daa ngeen jëf mbokki internet BTV seen télé banlieue BTV tey rafetlu ñëw seen émission bu bees muy audience publique ñu am gan boo xam ni mbokk yëmbal la muy mbokk yëmbal sud di yëngu si wàllu politique ñu invité ko fii si kër gi gis ngeen ko biir banlieue biir BTV ñu war a ñëw tourné ak moom waxtaan ak moom si mbirum politique ay activité am kooku gan boobu di kan di Omar Faye buñ ne Omar Faye xam na am nañu ko xam buñ ne Omar Faye xam nañ au niveau de Yeumbeul Sud yàgg na si politique bi moom la ñu am tey comme invité kon monsieur Omar Faye ñoo ngi lay nuyu di la dalal dina naan la soyez les bienvenus. merci Alassane asalaamaaleykum waa DTV ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di rafetlu émission bi muy émission boo xamante ne vraiment pure banlieue la 100% banlieue la comme bu ñu si woowee ñuy doomu yëmbal nekk ay acteurs politiques fii si Yeumbeul Sud comme dañuy sawar ñëw si émission bi jërëjëf. ok buñ dee acteur politique nga biir Yeumbeul Sud mais daa mel ni yow Yeumbeul Sud Omar Faye nit ñi daa mel ni miinuñ la lool te bi ñuy waxtaan léegi yaa ngi ma ni membre fondateur bu APR te nit ñi miinuñ la parce que ñi gën a miin biir yëmbal amaana mooy ñi nekk si kaw pas-pas bi moo des wala yow sa politique bi ngay def politique de la chaise vide la ou pas. waaw merci Alassane yow boo nee Yeumbeul Sud bi miinuñu ma yow yaa ma miinul parce que boo waxee Yeumbeul Sud miinuñu ma yow sa wàll bopp yaa ma miinul mais Yeumbeul Sud xam nañu may kan département bi xam nañu man may kan parce que su ma la nee man Omar Faye membre fondateur APR la bokk comme loolu rek mën na la wax ne comme bokk naa si samp parti si Yeumbeul comme ku mel noonu nga ne Yeumbeul Sud miinuñu ko loolu sa wax la waaw mais man xam naa ne liggéey naa fi loo xamante ne tey jii Yeumbeul Sud xam nañ ma miin nañ ma waxuma la sax Yeumbeul Sud en tant que APR mais coalition bi ak parti politique yëpp yi fi nekk bépp responsable bi fi nekk boo ko nekk Omar Faye xam na ko. waaw boo ma nee miinuñ non bu ma nee miinuñ la au niveau de Yeumbeul Sud gis nañ tey ñi nga xam ne ñoom ñoo fay politique ñi gën a fës waa Yeumbeul miin nañ leen ñi nga xam ne ñoom ñooy politique miin nañ leen mais en dehors de toi peut-être nga am sens BTV tey wane la nit ñi xaw la miin moo tax ma naan la au niveau de Yeumbeul Sud nit ñi xamuñu Omar Faye parce que bu ma nee Omar Faye ñu bëri ñoom ma naan kan mooy Omar Faye politiquement lan nga fi def en fait. waaw xam nga man dama di ndaw parti nekk wax naa la ko léegi membre fondateur am lu ma jiite si Yeumbeul Sud je suis le chargé des élections depuis 2012. élection yow mos a perte élection yëpp man maa ko coordonné. ñi nga coordonné yëpp nga perte. amul benn élection boo xam te ne coordonné naa ko perte naa ko amul élection yëpp dem ko gagné mun naa kaa leeral benn par benn comme man boo nee gars yi xamuñu ma man daf may jaaxal beneen bi mooy Yeumbeul dafa am lu mu bindoo mooy ne parti lañ yor parti bi ñu yor dafa am ay njiit man ma bokk si njiit yi am na le coordonnateur bu fi nekk ñu koy wax certains gars yi mooy coordonnateur bi mais man it dafa am pàcc bu ñu ma dénk maa yor wàllu chargé des élections ba noppi ma nekk si cabinet président Macky Sall comme chargé des missions foofu comme boo ma nee xamuñu ma man loolu daf may jaaxal beneen bi nag boo ma nee lan laa def si Yeumbeul Sud lan la fi parti def si Yeumbeul Sud di ngay wax parti bi li mu fi def bëri na tey jii bu ñu ko doon lim émission mën nañ ko tàllal ba mu jeex mu nekk loo xamante tey jii benn par benn bokk nañ si ñu njëkk a yaatal parti bi parce que ñun ba ñu ñëw si parti bi suñu benn frère di suñu tonton Doudou Mbengue moom ma indi si parti bi ba ma fi indi booba yaakaar naa ne parti bi ñëwagul Yeumbeul Sud booba Yeumbeul Nord la parti bi nekkoon yàlla def mu dugal ma si parti bi ñun ñuy dem réunion Yeumbeul Nord ñun ñu Yeumbeul Sud di ngeen def yaatal ko bañ ñëwee man bokk naa si njëkk a tàllal loxo les responsables yi fa nekk pour ñu ànd ñu liggéey ñu présentement y avait à ce temps là ñoom Gadio ñoom Khady Gueye ñoom Diakhoumpa y avait beaucoup de responsables qui étaient là-bas même le feu Waga Ndiaye était là-bas en tant que jeune ñun ñëpp ñu àndoon doon liggéey Doudou Mbengue nekkoon suñu grand ñu àndoon liggéey sur le plan politique. yàlla def élection yooyu c'était en 2009 ñu dem élection locale ñu am 5 conseillers Dekkal Ngor man j'étais parti parmi les 5 conseillers comme tey jii boo ma nee. mu nekk seen première jël au niveau de Yeumbeul. non loolu coalition lañ demee woon. ah mais de toute façon APR bokk na si mooy seen première jël au niveau de Yeumbeul. non loolu du jël loolu coalition bi ñoo gagné woon. élection yooyu Benno moo ko gagné woon parce que le maire c'était ku nekk xam na ko mooy le feu Youssou Diop ma ne ko maire bi te boobu si cadre Benno lañ demee woon yàlla def ñun ñu demoon ñu amoon fa 5 conseils ñu waxtaan si 5 conseils ànd jàppale Youssou Diop mu nekk maire. Youssou Diop nekkee maire man ma nekkoon secrétaire élu si cabinet ñu ànd liggéey ba yàlla def mandaam jeex ki gagné ki fi ñëwaat ki ko remplacé muy le nouveau maire là ki fi nekk
moo ko remplacé. waxal turam xanaa ñeme woo ko. non jarul ma wax turam parce que moom indi ma si débat bi. voilà le niveau maire c'est Bara Gaye. merci beaucoup yow yaa ko tudd. c'est Bara Gaye yaa ko tudd quoi. d'accord moom mooy le nouveau maire moo fi nekk. mais élection yooyu it la fa xewoon xam nañ ko la fa xewoon mooy ñun au niveau de l'APR dañoo demoon jëm élection amoon ñu nekkoon ci suñu biir ànd ñu woon ci na nga xamante ne moom la coordonnateur doon doxalee ñu créé seen liste bopp ñu yëmbal d'abord yàlla def élection yooyu nag yëmbal d'abord la mu amoon ci ay voix tey fekkoonte ne nekkoon nañu benn tey jii Bara Gaye du ñu séen mais division bu ndaw boobu amoon moo taxoon Bara Gaye gagné ñu. division boobu lu koy wane c'est ça montre quoi est-ce que du cuune bi ngeen cuune moo tax Bara profité aussi gagné Bara bi nga ragal a tudd si biir émission bi. du cuune APR ñu suñu cuune ñu si la may responsable du cuune. non mais cuune la loolu malentendu la woon. te vraiment ba mu jàllee reconnaître nañ ne malentendu la te xam nañ ne loolu dootuñu dara parce que la ñu daloon ba ñu ñàkkoon affaire yi gëm nañ ne fi ñu jëm dootuñu dara responsable yoo fa nekkoon tey ñun ñëpp ànd nañu doon benn xam ne fi ñu jëm lan moo ñu arrangé ñu nekk benn force jëm si élection gañe ko donc kooku tey jii xam nañu fi ñu jëm xam nañu li ñu doon. ok sànq léegi yaa ngi wax ragal a tudd Bara Gaye lu xew. non Bara ragalu ma ko tudd parce que politicien la day politique nekk yëmbal ragalu ma ko tudd. nga ragal ko lool. non ragalu ma ko man amoon nit ku may ragal si politique. politique moom yàlla daf ma dimbali may nit koo xamante ne amoo kenn koo xamante ne maa lay ragal si terrain bi. mais nag damay doxee ak discipline de parti doxee ak en tant que responsable nu mu war a doxee. noonu laay doxee mais ragal nit moo amul si man. ok wax nga ko léegi depuis 2000 élection 2009 da ngeen dem si élection bi mujj 2009 da ngeen dem si division parti bi dafa tasaaroo. amoon na ki nga xam ne kii moo nekkoon le coordonnateur ni mu doon doxee neexul ñenn ñi dem ber seen saawa bopp finalement la ki nga xam ne kii moom mooy Bara gagné. ñoo ngi jëmaat say élection fi mu ne nii ce qui est sûr amaan yi mun nañ jot lu mel nii amaat si biir parti bi yow tey foofa. non pas du tout. man fu ma mos a far mooy maa ngi mos a far si coalition bi maa ngi mos a far si APR. parce que bu ma gars yi déggaloon jamono jooju yaakaar naa ne duñu dem am ay ñu xaw a frustré dem créer benn mouvement. fi ma nekk nii fa ma nekkoon démb fa laa nekk nii ba léegi. mooy maa ngi si biir coalition bi Benno Bokk Yaakaar maa ngi si coalition bi maa ngi it nekk responsable APR nekk fi ma nekkoon. mais kon à l'époque da nga doon ŋàññi liggéeyu ki nga xam ni moo nekkoon le coordonnateur. non musuma ngaa rafetlu woo ko musuma ngaa ñu liggéey kenn parce que man bu fekkoon dama ngaa ñu liggéey comme damay ber sama yoon bopp mais ngaa ñu moo liggéey kenn ku nekk da ngay liggéey yaa ngi koy liggéey man it maa ngi liggéey sama liggéey parce que maa ngi si dynamique boo xamante ne mooy fexe fédéré ñëpp ñu ànd bokk liggéey gagné. ok fi mu ne nii président génne na décret élection locale yi mois de janvier le 2022. gis nañu au niveau de Yeumbeul Sud am na ñoo xam ni ay ñu am solo lañ. ñu am tur au niveau de Yeumbeul avant ni sax yow yaa leen jiitu si biir parti bi fi mu ne nii ñoo ngi fëgg ay bunt. tey am na le ministre Amadou Hott am na ki nga xam ne kii moom mooy Omar Sow am na ki nga xam ne mooy Modou Mbène si ñooñu tey yow pour kan nga si. waaw comme li mu lay wax Alassane. man du ma poulain kenn man poulain président Macky Sall la. non bàyyi leen seen yooyu après. yaa ngi dégg yow am na koy àndal bi mooy ne gis nga ña nga tudd ñoom ñëpp. yàlla dafa def fii lañ ma fekk si parti bi. muy sama frère Modou Mbène muy un grand responsable di jàmbaar si parti bi di liggéeykat di ñafekat bëgg président Macky Sall di ko liggéeyal. beneen bi muy sama jeune frère Omar Sow muy un jeune très engagé. nekk jàmbaar si parti bi di militer Gabon ñëw pour jàppale Macky Sall fii si Yeumbeul Sud comme tey jii ku mel noonu ñëpp dañoo bokk benn kilifa Amadou Hott le ministre Amadou Hott ku ne xam na ne kooku moom kilifa la kilifa boo xamante ne tey jii muy ministre ñu am sens mu dëkk Yeumbeul Sud ñu amaat beneen sens mu nekk doomu Yeumbeul Sud comme kooku tey jii bu ñëwee di liggéeyal président Macky Sall ñun dañuy ànd ñëpp ñu bokk ndey bokk waaye ñu ànd liggéeyal président Macky Sall mais boo ma naan kan laay àndal wala kan laa far wala fan laa jëm man yaakaar naa ne tey jii man nee naa la man su may nekk jeune du ma jeune sax parce que romb naa jeune. waaw mais bu ma nee kañ nga siy àndal ñi ngi fi lim ñett ñii sur le plan politique ñoom ñoo la ëpp doole yow xalaatoo tey samp sa ndënd Amadou Hott bi samp non kenn ëpp moo si doole bul wax loolu. non yow tey nañu doole ji yàlla moo ko yor ndànk rek nañu waxante dëgg yow sur le plan politique le ministre Amadou Hott moo la ëpp doole sur le plan politique tey yow sa fief Omar Sow moo fa ne te moo la ëpp doole politiquement bu ñu waxantee dëgg. non Alassane yow dama yaakaar ne doo dafay analyse politique
parce que boo nee. non analyse politique yow réalité bi li ne fàng fi mu ne nii nga bëgg indi leneen ay discours mais devant Omar Sow devant Amadou Hott on sait que Omar yow tey. may ma tuuti moom dama la ne au niveau de l'APR ñun ñëpp président Macky Sall la ñuy liggéey fu mu neex nag ma ne candidat mais benn candidat ma ne mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar wax ma la candidat wu APR rek candidat wu Benno Bokk Yaakaar benn candidat la ñu am parce que ñun on est dans une coalition comme benn candidat la ñu am si biir nag responsable yooyu nga tudd ñu ay responsable APR ñoom ku si nekk nag bu la neexee nga toog fi nga sorok ne man candidat la yow ñi nga tudd am na yeneen jeunes yoo xam te ne nee nañ candidat la ñu. mais Omar tey comme yow tey ñemewoo wane fi nga far ñemewoo wane sa position peut-être kon mën nañ séentu Omar. moom peut-être candidat la. xam man fan laa far. waaw non amul Omar déglu ma bu ñu làqatu. yow bu dee candidat nga nit ñaa ngi lay déglu nit ñaa ngi seetaan BTV nga déclaré ne candidat nga yëmbal ñëpp di la xool Amadou Hott di la oor Omar xam ni tey Omar Sow candidat Omar Faye candidat la. dama la ne man fan laa far maa ngi far ci coalition bi nga xamante ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar mooy coalition bi nga xamante ne depuis 2012 ba léegi coalition baa ngi dox am ay responsable yu mag yoo xamante ne ñoo ko sëkk fa laa far. kon un candidat ñi nga xam ni ñoom ñoo la mujjee ñëw ci parti bi yow da ngay rejoindre le candidat bi. tollooguñu foofu. non mais Omar nag bëggoon naa nga am fit di wax sa position bu dee candidat nga wax ko bu yëmbal ñëpp dina dégg. waaw may ma tuuti dama la ne. dama la ne. étape boobu tollooguñ ci fan lañ toll mooy dañuy dem ay élections buñ demee ba toll foofu danañ xam ñan ñooy candidat yi ak ñan la parti bi taxawal ak ñan la parti bi décidé. si boobaa nga xam ne lii la parti bi décidé. mu xool ku nekk xool sa taxawaay mais yow politiquement bëgg nga. waaw mais jiite maire Yeumbeul Sud kay bépp responsable bu fi nekk ak bépp responsable politique opposition ak pouvoir koo ko laaj ba ne bëgg na. kon kay leer na Omar mun nañ jàpp ni boo ma naan candidat nga non bu ma dugal. non Omar waxal li yëmbal di waaw. li ñëpp di doxee laay doxee man du ma dem du ma bàq jëm si laa ma jël li may def mooy bi ñu bàyyee ba toll fa danay xam ñan ñooy candidat yi sama candidat su ko waree déclaré naa ko déclaré. le moment venu mais fu ma toll nii gannaaw demaguñu élection dañoo jàpp date ñii di fëgg naan candidat la loolu dafa mel ni dafa yëpp di ñu si ay division te ñun bëgguñu division. ñu unité lañ bëgg ñun ñëpp ñu ànd gagné mbir mi téye ko. léegi nag ku ko gérer ëllëg. ñoo xam ne kii moom mooy le maire ñu ànd ak moom ñu liggéey bu nee fekkente ne sama sens la ñu xam ne man la bu fekkente ne keneen la ñu xam ne kooku la mais moment bii tey jii képp ku naan candidat la nañu bàyyi ba bis ba. yaa ngi dégg parce que lii mooy indi division yi te demaguñu fenn ku nekk di indi ay ambition loolu c'est pas bon. waaw mais li am solo mooy dañuy liggéey. dañuy liggéey am fu ñu jëm tey jii booy cité naan Amadou Hott kooku ministre la kilifa la. mu ngi liggéeyam. ñu ànd ak moom it di liggéey. parce que tey bu ñu fekkee tam tey jii ñoo ngi nekk yëmbal ñu def liggéey bu rafet au niveau de yëmbal dañu ànd liggéey si cadre boobu mais tey mënoo ne Amadou Hott moo la ne moom candidat la déedéet di wax de. ok mais élection locale Amadou Hott déclaré candidature mun nañ gis Omar Faye ñëw jàppale ko. bien vrai que dama la ne sëñ bi dama la ne egguñu foofu. waaw Omar nag foog nga waaw léegi ñu avancé au niveau de yëmbal élection bi mujj da ngeen dem ci division mais actuellement gis nañ Benno bi tey gis nañ APR a ngi ci parti socialiste réew mi ñëw na rejoindre affaire est-ce que 2022 bi est-ce que 2022 bi nar lu ñu dund le pire bi ñu dundoon élection bi weesu au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar. pas du tout. non Omar xam nga politiquement man politique laa lay wax. dama la ne sa waay li amoon doo Omar. te nga gis ki nga xam ne kii moom mooy goro président rakku Marème Faye Sall am na position bi mu ci jël yàggul. Adama Faye Grand Yoff déclaré na candidature am est-ce que loolu day jàll. xam nga taxaw non li ñëpp ragal a def moom la Omar def. waaw Adama Faye. Adama Faye voilà Adama Faye. Adama Faye il est le dernier à le faire. parce que yow cité nga. yëmbal si tudd ñaari tur. nga ne ñoo ay candidat non ñetti nga tudd mais. man de ñetteel bi dégguma fu mu waxee candidat. waaw te gaajo moo ngi fi ah. waaw bëgg am na lu mu bëgg. waaw yaa ngi ni tuddaal nga gaajo. ma ne la Adama Faye
moom moo mujjee déclaré candidature parce que dans plusieurs communes yaa ngi dégg ay responsables yu déclaré seen candidature c'est normal on est dans un terrain politique ku nekk am na ambition déclarer sa candidature waaye nag nañu xam ne ñun ñëpp dañoo war a ànd benn force te ñu bàyyi xel ne dañoo day ànd ak suñu nawle ñuy waa Benno yi pourtant ñoom déggoo si kenn ku si déclaré candidature waaw mais APR moom respecté wuñu le président. non si APR respecté nañ président sax respecté nañ ko da nga naan certains responsables mais bul ne APR da nga naan yenn responsable yi. dañ ngay wax mais bul ne APR. mais buñ nekkee biir APR respecté wuñu waxu président. ku nekk tey jii damaa la ne ku nekk tey jii xam nga ku la mën yaa ngi dégg comme tey jii da ngay gis benn responsable jógee fële kenn mus ko xam kenn mus ko dégg taxaw ne candidat la mais loo si mën yow seetaan ko rek mu def li muy def te c'est une frère de parti mais nag le moment venu da ngay xam ne ñooy candidat yi. ok nan la ñu xam ñan ñooy candidat yi mais au niveau de Yeumbeul Sud jàng ma ni yow membre fondateur APR nga parti au pouvoir tey bu ñu doon xool. lu palpable Omar Faye lan la mos a def biir Yeumbeul Sud loo xam ne lii ñëpp teg nañu seen bët mun nga mos a limal yenn. waaw mën naa limal lu bëree bëri. acca ñu dem. parce que man bokk naa si. internaute yaa ngi seetaan na. dama la ne déglu ma si télé laa nekk 24 heures ak Macky Sall yi Macky Sall ñëkk a def si banlieue bi man bokk naa si ñëpp initié ne président da nga war a wàcc si banlieue bi def tournée ñëw yëmbal ñu yóbbu la fépp nga gis mbir mi Macky Sall idée boobu man bokk naa si ñi ko teg ba Macky Sall mën na ñëw si banlieue bi def tournée tey loolu am na lu bëri lu ñuy jural parce que dana permettre Macky Sall gën a jege askan bi boobu jamono nekk président Macky Sall président Macky Sall wàcc si banlieue bi jege askan bi xam mbiru lan mooy soxlay askan bi comme faloo da ko fekk parce que ñun bañ koy indi au niveau de Yeumbeul fii booba ñun ñoo ngi si mbënd moo xamante ne saa yi métti woon na lool. mbënd baa ngi ba léegi ah. mbënd mi jóge na fi saa yi Alassane mbënd mi jóge na fi parce que dama lay rappeler. yow Omar yow est-ce que yaa ngi biir Yeumbeul. man Yeumbeul laa yeewoo boo ma nee mbënd bi jóge na fii yow fi nga jóge sa koñ dèjà dafa day inondé. nga ne Yeumbeul laa yeewoo sama koñ fa nga naan day inondé président Macky Sall ba mu fay ñëw jàkka ji moom ci biir ndox mi. non waxuma yow sa buntu kër sax tey day inondé tey boo ma nee mbënd jóge na biir Yeumbeul. man je me dis Omar ban Yeumbeul ngay wax. Alassane déglu ma dama la ne man Yeumbeul laa yeewoo man génn ma Yeumbeul. non man biir Yeumbeul laa yeewoo. sa buntu kër tey day inondé. Yeumbeul Sud si boppam li fa président def man gëm naa ne def ko si benn. non boobu def mbënd mi réussir ko. mbënd mi da ko réussir à 100% parce que canalisation yi liy dugg Yeumbeul Sud si wàllu canalisation dañ ko suul si suuf si mënoo koo gis wala bëggoo koo gis fa may dëkk muy Jidda si inondation lañ nekkoon jamono yi fi président di ñëw booba jamono suñu jumaa bi ñu daan jullee si biir ndox la président fekk fu may wax ak yow nii tabax nañ jumaa si wet gi amul xot moo ko eggali ba mu mel ni panaal te jumaa jooju c'est à même pas 50 mètres ak jumaa jooju comme tey jii inondation bu fa amoon duñu fa tabax jumaa ji. waaw mais inondation yi bay wax tey. boo ñëwee ñoom koy sant amul xot boo ñëwee biir Jidda yow sa buntu kër wàcc fi nga xam ne moom mooy pont bi nawet taximan yi ñu si bëri seen oto yi leer na la xel ni biir Fass la ñu bàyyi seen oto yi ndox bu kenn mënu fa traversé donc bu ñu mënee mbënd mi jógee na biir Yeumbeul Sud bon ma leeral foofu tuuti. voilà. xam nga foofu c'est une zone bas la zone bu suufee la. mais d'accord nga ni day taa. déglul da ngay déglu rek ma wax la foofu taa boobu ngay wax noonu bu tawee buy sebet ndox mi bu demul dañuy jël ay pompes. Omar si télé nga nekk ah yow ndox moom xam nga ni yàq dafa moteur oto yu bari. déglu ma wax la man da nga may déglu man lu mu la wax rek lu leer nañ la fu leer nañ laa ko teg dama la ne man fa ma dëkkee d'accord zone la boo xamante ne boo xoolee pont bi foofu lay wàccee foofu la jeexee foofu day taa mais taa boobu di fa taa nekkul taa bu train nit ñi dox te bu taayee même pas benn fan ñaari fan ndox mi day daal di dem ndox mi bu demul dañuy ut ay pompe branché ko mu ndox mi dem. waaw mais su am inondation boo xamante ne day tere nit ñi déménager wala li man. mais pompe de solution bi. waaw mais am na canalisation fu nekk route de Boune am na canalisation. route de Boune nga way wax man fi may wax mooy mais Yeumbeul bi ñëpp tey waa Yeumbeul xam nañ ni buy sebet buy taw fi ne nii seen fit yi naaw. waaw xam nga ne tëli bi nga xamante ne moom moo jaar mbedd Farba. ba ñëw foofu ñoo ngi koy waaj a def tamit. te day ànd ak canalisation si projet bi ñu ngi en cours de route ñu ngi koy réaliser boo demee léegi oto yaa ngi fa ñu ngi koy réaliser tey jii ouvrier ñoo ngi sur le terrain tey di liggéey
bu ñu àndoon nga gis ko ouvrier yaa ngi fa. mais te foofu day ànd ak canalisation. ok comme boo ma naan foofu amul canalisation damay te canalisation sori na sax bien avant loolu canalisation ñëw na ba ko ñu dabe ba foofu yëpp am na canalisation. ok yëpp boobu la ñuy canaliser mu ñëw ba si pont bi. ok leer na. si biir wax en dehors il défie le président Macky Sall bu def tournée dikk waa Yëmbal dem yoonam en dehors loolu yow amatoo leneen loo defal waa Yëmbal Sud. déet bul wax loolu. ah mais à part loolu le président ñëw fi dikk waa sa Yëmbal dem boobu ba léegi problème mu ndox maa ngi fi problème mu mbënn baa ngi fi ak yeneen ak yu kenn sañu tudd. Yëmbal Sud si boppam lu fi président def loolu moo si gën a ndaw loolu lu mu la nee tournée la bu amoon fii. non président mais yow encore lan nga fi def question bi c'était ça. xam nga du man lan laa fi def. acca le président même sax boo koy lim mais Yëmbal ñoom lay déglu. du man lan laa fi def man li mu fi def man doomu Yëmbal la doomu Yëmbal tey li ma fi def du loo xamante ne da ngay ñëw téye ko ni lii laa fi def acteur politique la tey jii lépp loo xamante ne activité la bu am si sama commune su ma ko yëgee ñu ñëw yëgal ma ko wax ma ko dem si dugal sama wax li nga xamante ne mooy mosquée yi li nga xamante ne mooy ASC yi li ma xamante ne mooy groupement de famille parce que man it acteur politique da nga am ay mbooloo yu sopp si ginnaaw ay groupement de femmes ay mbootaay ay natt ay ASC yu bëri yoo xamante ne tey jii buñ la soxlaa dañuy ñëw sa kër fëgg la parce que xam nañ ne da nga dëkk ak ñoom nga jàpp si liñ la soxlaa comme loolu du loo xam ne da nga si télé bi naan maa def lii maa def lii maa def loolu ça ne se fait pas di nga ko def te doo ko wax. ah mais politiciens yi luñ def en général dañ koy wax. non man du ma genre yooyu nag man nag vraiment su ma defee ba noppi def naa. ah mais même le président ba noppi naan la maa def lii maa def lii noonu. président bu defee sax da koy fës. final yi fi nekk yëpp. boo xoolee waa APR lañ ko parrainé. depuis ba 2012 ba léegi final bi fi nekk APR lañ ko parrainé. mais les maires. final maire yi pas les maires ñun maire Yëmbal si mosuñu ko parrainé final. final yëpp responsable APR lañ koy parrainé. ñu ñëw ak suñu moyen def ko si final réussi comme loolu ñoo ngi koy sant yàlla. suñu frère Modou Mbène yaa ngi nañ ko parrainé ay final ñu accompagné ko ànd ak moom si mbirum benn amul xot de même parrainé nañ ko ay final plusieurs final le ministre amul xot ñu ànd ak moom accompagné ko Gadio de même parrainé nañ ko ay final ñu ànd ak moom accompagné ko pourquoi pas man année prochaine bi ñu parrainé finalement ñu accompagné moom ñu dem si final bi. ok mun na nekk.